mbokk yi Morolan yéen ñi ñuy déglu wala di ñu seetaan yéen ñi xam ni yéen a ngi dëkk ak ñun ci biir commune Morolan ci njeexteelu année 2021 maa ngi leen di nuyu di leen yéene atum 2022 bu jàmm ci sama taxawaayu maire ci noteel waxtaan bi de maa ngi nuyu ñépp bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan maa ngi nuyu déglu mais maa ngi nuyu sous-préfet Pambal maa ngi nuyu chef de village yi maa ngi nuyu conseillers yi municipaux yi maa ngi nuyu kilifa diine yi maa ngi nuyu Serigne Djibi Thiombane maa ngi nuyu marabu yi yépp ak imam yi maa ngi nuyu curé Abaga Sis ak ñëpp ala bi koy jàppale maa ngi nuyu sœur Madeleine ak sœur yi koy jàppale ngeen may ma nuyu maire yi ñu wër maanaam mooy dëkk yi ñu wër rawatina maire Notto Gouye Diama maire Diender maire Pambal maire Chérif Lo maire Fandène ak maire Kër Moussa ñun rek discours bi ñu ngi koy def biir bureau bu ñuy tuddee ci biir commune bi bureau Nations Unies def ñuy commencé di jàppale depuis 2020 jàppale boobu rek lu mu indi mooy suñu tërëlin yi yépp da nga koy méngale tey ak ODD yi maanaam objectif du développement durable maanaam Nations Unies mooy kuréel bu xam ne dafa ëmb dëkk yi àdduna yi yépp fii ak 2030 ñoom nee nañu dëkk bi am na fu mu war a yegg xëy na sax PSE bi 2035 la waaye ODD yi 2030 la donc tërëlinu commune Morolan yépp ngeen di jàpp ni commune Morolan nekk na commune ODD maanaam léegi tërëlin bu ñuy def rek dañuy koy dëpp ak ODD yi dinaa leen defal rek bilan maanaam mooy li ñu jot a def depuis 2014 ak léegi 2021 dinaa aussi def perspective yi maanaam mooy programme bu ñu tëral pour 2022 ba 2027 ci wàllu bilan bi dinaa ko jël thème par thème bi jiitu mooy wàllu jaamu xale yi ak seen tàggat ci wàllu jaamu xale yi tabax nañu juróom benn fukki salle de classe tabax nañu juróom-ñetti mur de clôture tabax nañu ay douche publique ci école yi ci centre de formation professionnelle bi ci aussi transformation aussi fexee nañu ba CM Morolan nekk na lycée tey tabax nañu aussi centre de formation professionnelle et technique créé nañu tamit maanaam taxaw nañu lycée bu bees muy lycée Joseph Sala Diouf mais taxawal nañ tamit benn école sociale mooy école bu xam ni dafay dimbali xale yu xam ni lycée moo leen maanaam génne ñu jël leen di continuer leen tàggat ndox mi rek am na ci école yi yëpp ndox mi am na ci école yi yëpp ci wàllu jumtuwaay maanaam fourniture at bu jot dinañu jënd xale yi nekk école primaire de fourniture yu doy dinañu jënd bi blouse ñu ngi aussi jéem a jàppale enseignants yi seen jàngalekat yi ñu leen di jox ay cours de renforcement maanaam heure yu xam ne xale yi duñu jàngi ñu jël leen di leen jox ay cours pour seen mën-mën seen xam-xam gën a yokk loolu ñu ngi koy def nag pour xale yi nekk CM1 CM2 ak lycée Brab Hippolyte ñu ngi tamit taxawal ay cours de vacances nawet bu jotee professeurs yi ak étudiants Morolan yi bu ñu ñëwee ñu toog ñu organiser li ñuy tuddee cours de vacances ñu ngi tamit loué ay appartement
di ko def ay jumtuwaay maanaam ay lal parce que am na ci juróom-ñetti appartement am na Dakar am na Thiès am na Bambey am na Ziguinchor am na Ndar ñu ngi tamit fayal ñeenti fukki millions bourse xale yi moo tax xam ne dañu nekk ci école de formation yi loolu rek yan dëgg daay am ci askan bi boo xoolee lu ñu def loolu ci wàllu jàngu xale yi tax na ba tey moo laa mën na xam ne amul baax maanaam zéro abri provisoire fexe nañ ba résultat yi CFE certificat brevet ak bac tey quand même gis nañu ni àggul fa ñu bëgg mais quand même soppeeku na bu baax a baax résultat CAP yi moom am nañu résultat yu baax ndax waa CAP puisque dañuy am ci wàllu centre de formation dañuy am 100% ci wàllu au niveau du centre de formation de Mont-Rolland li étudiants yi tamit noonu étudiants yi comme seen condition yi maanaam gën na kii seen résultat yi tamit yokk na bu baax a baax ci gën na baax en tout cas loolu moo nekkoon loo xam ni maanaam ci wàllu éducation def nañ ko 2014 ba 2021 2022 ba 2027 lan la ñu bëgg a def ci wàllu jàngu xale yi bëgg nañu taxawal case des tout petits ak ay garderies communautaires bëgg nañu aussi lycée bu bees bu ñu tabax mu tàmbali di jàngale waaye bëgg nañu aussi tabax école sociale bi mu am jëmm ndax école sociale bi moo nekk tey ci lycée bi may wax nii sànq bëgg nañu aussi école primaire yu bees mu am fii ak 2027 maanaam ñu tabax benn école bu bees primaire maanaam tout tànk yi ca Njaay Bopp diggante xay Dakar ak Sambay Kara bi ci topp mooy ñu fexe ba am ay CM yu bees maanaam mooy xale yi am 6e ba 3e wàllu brevet foofu bëgg nañu tabax li CM bi ñuy wax CM lab tam na rek boo ko gisee maanaam dafay nekk diggante ngi faal Kër Diop Kéemay ak Thiaay bëgg nañu aussi taxawal beneen CM bu bees muy CM bu mën nañu ko tuddee sax Alpha Thiombane day nekk diggante Colobane ak Fann bëgg nañu aussi école primaire Ndiaye Bopp bi maanaam tey bi fa nekk ñu def ko CM bëgg nañu aussi ci wàllu centre de formation professionnelle bi ñu am yeneen filière maanaam yeneen xeetu jàng ndax tey ñu ngi jàngale foofu wàllu mbay wàllu sàmm wàllu hôtel wàllu togg wàllu tamit ñëw waaye bëgg nañu tey dugal ko ay lu nga def mel ni kii BTP maanaam wàllu tabax dugal nañu dugal ko aussi wàllu industrie pour que ñu am lié ak industriel bëgg nañu aussi fexe ba ci wàllu centre de formation bi di tabax ay bâtiment yu bees yu xam ne yu mucc ayib ci bâtiment yooyu mën nañu permettre ñu dem ba BEP maanaam ñu romb CAP ñu xale di dem ba BEP bëgg nañu aussi loolu je pense que loolu am nañ déjà partenaire bi tabax benn université agricole maanaam université boo xam ni dañuy jàng wàllu sàmm ak wàllu bay bëgg nañu aussi ndax lu ngi luwee tey ay appartement mais lu ñu bëgg mooy jënd ay terrain tabax ko Thiès Dakar Saint-Louis Ziguinchor ak Bambey pour étudiants yi bëgg nañu aussi def fii ay classes d'alphabétisation ci wàllu bind mais ci wàllu aussi classe d'alphabétisation numérique loolu moo nekkoon lu ñu bëgg a def ci affaire jàng xale yi wàllu wér-gu-yaram ak action sociale bëgg nañu def nañu déjà ci wàllu 2014 ba 2021 tabax nañu poste de santé à Floum tey depuis bu ñu sampee cas poste de Floum ba léegi commune bi mooy fay infirmier bi mooy fay sage-femme bi te boo demee dispensaire Printangoor yaatal nañu ko tabax nañu pharmacie équipé nañu maanaam def nañu ay jumtuwaay ci wàllu poste santé ak case santé yi yëpp def nañu sax ba def fa ay ordinateur ak ay imprimante def nañu aussi chaque année dañuy indi ay maanaam garab yu doy maanaam wàllu médicament ci poste de santé bi seetlu ko poste santé ak case santé yi at bu jot dinañ organiser li ñuy tuddee journée consultation gratuite di maye aussi ay garab pour jur gi ak pour nit ñi tabax nañu ca Floum benn parc à vaccination maanaam fu ñuy péngee maanaam nag yi wala jur gi en général léegi ñun tamit ci biir commune bi am na nit ñoo xam ne seen loxo jotul ginnaaw commune bi dina leen jàppale bu baax a baax
ci seen nekkin pour que ñu bañ a sonn trop fexe nañ ba am ñaari ambulance biir commune Morlan fu mu nekk nii kër yu bari am nañu ndox te ndox moom fu mu nekk ndox mu sell la day yokk wér-gu-yaram fexe nañu aussi ba kër yu bari nit yi sax ñu tabaxal seen bopp mais kër yu bari tey biir Morlan am nañu ay wono wala am nañu ay douche fexe nañu aussi maanaam structure publique yi am na aussi ay wono maanaam bu demee postage wala di ko école yi yooyu yëpp am nañu ay douche fexe nañu ba aussi taxawal foo xam ni dinañu sopparñoo dinañu meññee maanaam nu mu tudd maanaam mbalit bi dinañ fexe ba loolu tamit tabax nañ ko ba pare nit ñi commencé nañu liggéey am nañu yaakaar ni déwén moom à partir de l'année prochaine liggéey bi dina tàmbali. dinañu fexe ñu ngi fexe aussi ba nit ñi di def sport mooy daw mooy dox mooy làmb mooy exercice mooy basket mooy ci wàllu arts martiaux fexe nañu ba nit ñi ci biir commune bi ñu ngi def sport te loolu dafay bokk aussi ci wér-gu-yaram. dinañu aussi jàppale li ñi nga xam ni dañuy feebar te léegi dañu am ñuy jëndee maanaam garab wala ñu am ñuy demee hôpital commune bi mu leen di jàppale pour loolu tamit gën a woyof seen i coono. fexe nañu bari tamit aussi ci wàllu mbas mi jox nañu maanaam kër yu bari maanaam état bi dafa joxe 980 familles commune bi jël na lu ëpp 1000 familles en charge pour jox leen dund. ñu ngi aussi fexe ba ñu sensibiliser nit ñi pour que feebar bi wàcc bañ a law ci biir commune Morlan ñu ngi def liggéey bu am maana pour que aussi feebar yi bañ a law biir commune Morlan. ñu ngi aussi jàppale service d'hygiène pour que muy ñëw pour traiter fépp foo xam ni nit yi dañ fay daje donc service d'hygiène ñu ngi ñëw di traiter foofu. fexe nañ ba aussi taxawal centre de formation pour waylaago yi maanaam ñi nga xam ne dañuy dund ak handicap te loolu activités yi commencé na foofu. fexe nañu ba tamit ñu ngi jàppale jigéen ñi ci wàllu transformation céréale maanaam soppar ji suñu meññeef yi ñu ngi aussi jàppale jigéen ñi ci wàllu loolu ci wàllu tamit crédit revolving maanaam léeg-léeg boo xam ni day tourner seen biir ñu ngi jàppale aussi jigéen ñi ci wàllu ñëw ak yu mel noonu. loolu lu ñu defar loolu ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu action sociale ban jeexital la am ci biir askan bi mooy dañoo relever plateau technique bi maanaam jumtuwaayu poste de santé ak case santé yi dafa gën a baax te loolu day yombalal liggéey docteur yi wala ñu nekk ci poste ak case santé yi. fexe nañ ba boo jëlee kaw fulum ñoom dañ leen fajoo Morlan wala feneen mais fexe nañ ba am na poste santé maanaam gën nañu jegeel maanaam structure santé bi askan bi. fexe nañ ba tamit nit ñi en tout cas amélioration léegi ci wàllu wér-gu-yaram am na vraiment avancement ci biir commune bi maanaam ci wàllu nit ñi ak ci wàllu jur gi. fexe nañ aussi loolu ci suñu action boo xoolee tey jël feebar boobu ñuy wax maanaam paludisme maanaam mooy grippe xam nga ni ñu koy waxee wàññeeku bu baax ak wàllu tuberculose mooy feebaru sëkkat bi loolu yëpp wàññeeku na biir commune Morlan. ñu ngi fexe aussi di jàppale néew doole yi surtout ñi xam ni ay woylaago lañu wala ñooñu moom ñu ngi def seen promotion bu baax ak jigéen ñi. fexe nañu ba commune Morlan tey presque am na justice sociale maanaam nit ñi nga xam ne dañu xawoon mbedd ñu ngi gis seen bopp ci suñu liggéey 2022 ba 2027 nag lu ñu bëgg a def maanaam mooy tax ba centre de santé maanaam hôpital bëgg nañu aussi case de santé yi yëpp ñu def ko poste de santé parce que poste case de santé am na waaye def naa poste de santé moo gën fexe aussi ci 2022 ba 2027 ñu gën a jënd ay matériel agricole yu gën a xarañ pour gën a dooleel donc ñi ngi liggéey ci poste de santé yi ak centre de santé bi. fexe ba aussi kër yi yëpp am ndox parce que loolu dafay yokk wér-gu-yaramu nit ñi donc fexe ba kër yi yëpp am ndox. fexe ba aussi kër gu ne am wono am douche. fexe ba aussi mbalit bi dëkk bi salte bi wàññeeku te ordre ba te mbalit bi ñu koy yóbbu foo xam ni dañ leen di valoriser man dañ leen di tànn di ko jaayaat. fexe ba aussi sport bi gën a yaatu biir commune Morlan ndax sport aussi
dafay dooleel wàllu wér-gu-yaram fexe ba aussi renforcer plateau technique bi maanaam li fi nekk actuellement baax na waaye ñu gën ko doole ñu fexe ba aussi am yeneen ambulance ak benn corbillard mooy pour ñi nga xam ni dañoo génn àdduna renforcer aussi les formations des personnes vivant avec handicap maanaam fexe ba ci centre ñi nga xam ne dañoo wàññeeku maanaam mooy laabu yi ñu fexe ba gën leen dooleel gën a fexe ba tamit ñu leen di jàppale ba ñu am liggéey te ñu yor seen bopp bi ci topp ci wàllu thème yi mooy croissance économique maanaam ci wàllu économie bi lu ñuy def ba économie Mont-Rolland gën a jëm kanam foofu 2014 ba 2021 taxawal nañu ay entreprises yu bari mel ni ki Qualité Fruits Sénégal ba sumu jiitee ko mel ni ki Grilli Claris Diagne jiite ko mel ni que GIE Xabantax bu xam ni doomu Mont-Rolland lañu mel ni que Pambal agriculture ay doomu Pambal yoo xam ne dañoo am benn projet fale ci Palo fexe nañu aussi ba ci wàllu financement entrepreneuriat bi mu gën a yaatu loolu moom je pense que foo xoolee tey dañu def foofu presque mët na ñaari téeméeri millions ci wàllu financement ci biir gox yi biir maanaam ñi nga xam ne dañu taxawal seen entreprise bopp fexe nañu ba tabax ci marché Mont-Rolland tabax nañ fa ay hall maanaam fii jigéen ñi di jaayee seen légumes yi seen jën yi ak seen yooyu tabax nañu aussi ay cantines yu bari ay magasins yu bari ci marché Mont-Rolland tabax nañu gare routière village bu Tuguin Tangor tabax nañu tamit hall marché fële ca Thiaye defar nañu ay tali maanaam piste rurale defar nañu ci lu mat 30 kilomètres fanweeri kilomètres tabax nañu lu mat 15 ponts 15 passerelles ci biir commune Mont-Rolland ñu ngi aussi équipé jigéen yi pour wàññi seeni coono loolu aussi je pense que loolu am na biir commune Mont-Rolland ñu ngi aussi defar nañ transformation des moulins maanaam fexe nañu ba machine moulin yooyu ñu def ko électrique dafa nekkoon manuel mais ñu def nañ ko muy dox ak courant ñu ngi aussi jigéen ñi aussi jàppale nañ leen pour ñu def ay foyer amélioré maanaam fourneau ban ak suuf ñu koy am pour wàññi maanaam lu ñuy jël ci matt fexe nañ ba aussi commune Mont-Rolland am tracteur bu xam ne dina wàññi coono baykat yi fexe nañ aussi ba commune Mont-Rolland tey am na ci ak jàppale maanaam partenaires yi mu ngi def lu ñuy tuddee identification des potentialités économiques maanaam loolu jàngat boobu commencé nañ ko tàmbal nañ ko mais jeexagul donc pour ñu ràññee ñu mën a xam bu baax lan la Mont-Rolland am ci koom-koom parce que dëkk bi suñu xamul koom-koom bi dañu mën a liggéey bi di mën a dem kanam. fexe nañ ba tamit ñu ngi taxawal benn PDC maanaam plan de développement communal tëralin bu bees comme ni leen waxee sànq Mont-Rolland tey bépp tëralin bu mu def daf koy dëppoo ak ODD yi maanaam objectif du développement durable créé nañ donc ñaari centre de tri maanaam boo demee tey Grilli Claris ak Qualité Fruits Sénégal di nga fekk ñaari centre de tri ak conditionnement maanaam yoo xam ni vraiment ñu fay def ay liggéey bu mucc ayib équipement des ateliers de couture maanaam fexe nañu ba atelier couture yi jëndal nañ ay machines yu mucc ayib boo demee tey Kër Sër maanaam atelier sœur yi boo demee tey ci centre handicapé yi wala nga dem centre de formation bi am nañu ay machines yu mucc ayib fexe nañu ba aussi taxawal ay transformation de fruits maanaam sa par ni suñu fruits et légumes yi loolu ñu ngi koy def ci au CFP et maanaam centre de formation boo xam ne monsieur Sène moo ko jiite ak Kër Sër bu xam ni Sœur Claire moo ko jiite fexe nañu ba am aussi centre de formation professionnelle et technique donc ñu ngi tabax nañu aussi siège rajo bi pour gën a yombalal nit ñi communication tabax nañu aussi benn centre culturel pour gën a jàppale artistes yi ak artisans ci loolu yan jeexital la am ci askanu Mont-Rolland maanaam lu ñu liggéey noonu ci wàllu croissance économique donc loolu taxawal entreprise yi lu mu indi mooy am lu ma presque ëpp na sax ñetti junniy nit yoo xam ne ñu ngi liggéey tey commune Mont-Rolland tey boo xoolee ci wàllu financement yi gën a yomb tey ndax entreprise yu bari tey ñu ngi jot financement te loolu moom daf day gën tax entreprise yi gën a jëm kanam lan ban jeexital la am tamit mooy fexe ba condition travail bi gën a maanaam en tout cas gën a neex wala gën a woyof boo xoolee tey ci wàllu commerçant yi tey
pour ñu am magasin wala pour ñu am cantine gën a yomb sécurité pour ñu dem ak bic yomb na boo xoolee agriculteurs yi voilà donc aussi maanaam comme am na léegi tracteur seen liggéey bi aussi gën a yomb même prestataire de service yi maanaam boo xoolee tey ñëpp ñi am entreprise commune Morlan seen liggéey gën na woyof tey te mu ngi jëm kanam fexe nañ ba aussi nit ñi dem ak dikk bi mu yomb dem ak dikk bi fexe nañ ba mu yomb maanaam ci wàllu biens et personnes tey aussi loolu lan la indi mooy gain de temps maanaam li nga doon waroon def ci waxtu léegi mën ko def ci fukki minutes te loolu aussi jigéen yi par boo xoolee tey maanaam lu ñu doon def ci wàllu dëbb ak yooyu loolu wàññeeku na ba léegi jigéen ñi presque ñoom ñoo nekk ci projet bi liggéey te loolu rek yokk aussi koom-koomu dëkk bi fexe nañ ba aussi wàññi ndóol bi ci biir commune Morlan wàññeeku na bu baax a baax te loolu dafa maanaam ëmb ñaari ODD maanaam boo ko dégg rek xam naa loolu waa di nga tàmbali dégg parce que loolu moom ODD moom ci dafay dugg maintenant suñu wax maintenant ODD loolu dafa ëmb wàññi ndóol bi dafa dugg ci ODD 1 ak ODD 2 ndax ODD yi nekk na fukk ak juróom-ñaar loolu rek d'ici 2027 lan la ñu fas yéene def dañu bëgg créer un incubateur pour la promotion de l'entrepreneuriat numérique loolu ñu ngi koy tabax mooy ki la jóge nekkoon foofu dañ koy créer pour ñuy former foofu ay entrepreneurs ci wàllu numérique maanaam xarala yu bees loolu je pense que loolu chantier bi commencé na am nañu yaakaar ni fii ak 2 semaines dina pare xale yi tamit ñëw foofu di commencé formation yi pour ñu taxawal seen entreprise numérique. dinañ créer aussi loolu lu bees la créer l'espace Sénégal service maanaam bépp doomu Morlan jafe-jafe bu mën a am ñoom ci wàllu entreprise bu ñëwee foofu dina am solution maanaam dinañ créer benn espace boo xam ni pour citoyen yi bëgg nañu aussi numériser le service public maanaam liggéeyu commune bi surtout ci wàllu état civil dañ ko bëgg a def léegi mu woyof kayit yu bari yooyu wala taxe yu bari yooyu wala bindal ak loxo yooyu yëpp day génn doo ñëwee léegi boo nee i dami sis daa tudd bu ñu defee si ne sa kayit yu day génn ñu tiire ko ñu signé ko ñu jox ko nga dem yooyu yëpp day tax donc liggéey bi non seulement dina gaaw mais nit ñi aussi dañ koy seen temps ci wàllu donc nu ñuy saytoo seen temps yi dinañu aussi encouragé maanaam fexe ba doomu Morlan képp ku mu créer entreprise ñu jàppale ko pour mu créer entreprise la dinañu aussi renforcer le tissu industriel boo xoolee tey am na tey ay projet agro business mais pour ñun il faut que ñu fexe ba wàllu industrie ñu créer ay pôle industriel maanaam mooy fii ñu ni ko fii dañ ciy def ay industrie ay usines yoo xam ni dañ fay liggéey comme ça nit ñi di ñëw di liggéey foofu donc soutenir aussi et accompagner secteur au niveau de la commune ñi nga xam ni ñu ngi liggéey ak internet bi ñu fexe aussi jàppale leen pour que seen liggéey gën a gën kanam les filières de formation telles que industrielle loolu wax nañ ko sànq dinañ war nañ fexe ba centre de formation bi mu passé tey ay mbay ak yooyu war nañ dugal ouvrier industriel tamit war nañ ko dugg maanaam ouvrier industriel wala ouvrier BTP yooyu yëpp war nañ dugg foofu créer un stade municipal multifonctionnel stade bi moom avancé na bu baax parce que déjà études yi BTP yi étude de sol yëpp pare na defe naa li des mooy renseignement bi pour ñu tabax foofu benn tribune pavé les pistes maanaam pistes yi ñu fexey ba ñu pavé ko maanaam pavage maanaam ñu voilà boo jëlee yoon bi jógee Timin Tàngoor dem ba côté Guidjeur yoon bi jógee Timin dem ba côté Ngi Fall Diassa yoon bi jógee bi dem ba Jaay Bokk yoon yooyu yëpp war nañu def pavage pour que mu dëkk bi gën a rafet dañ taxawal aussi ay jardin maanaam dëkk bi ñu gën ko naatal ay jardin public ci dëkk yi dañ taxawal tamit des centres de stockage et des chambres froides maanaam gis nañu ni nit yi ñu ngi bay mais léegi dañuy am jafe-jafe fu ñuy defee seen i soble yi wala seen i yooyu yoo xam ni day nëb bu nañ créer vraiment ay centres de stockage et des chambres froides créer aussi des parcours sportifs ba léegi rek loolu dafa bokk ci suñu kii bi fexe ba aussi sport bi gën a développé biir commune Morlan construire des bâtiments de dernière génération pour le CFPT loolu wax nañ ko sànq mooy centre de formation bi ñu gën ko yaatal beneen bi si toog mooy wàllu ndaw yi ak wàllu tàggat yaram 2014 ba 2021 dañoo fekkoon fii maanaam presque ay équipe yu ndaw ci nawetaan tey boo xoolee
presque équipe yi yëpp dañuy passé ci nawetaan maanaam équipe yi yëpp parce que boo xoolee àdduna coupe du maire yi passé rek parce que amoon na 18 équipes ñu fexe ba aussi yokk subvention équipe yi muy nawetaan muy coupe du maire muy ASC Morlan muy école de football muy ci wàllu daw athlétisme muy ci wàllu lamb muy ci wàllu basket muy ci wàllu arts martiaux ak yeneen yi ñëw mais ñu fexe ba vraiment dooleel équipe yi wala dooleel donc ñëpp ñi xam ne dañu nekk ci secteur yooyu ñu fexe ba accompagner ñu ngi aussi accompagner mouvement de jeunesse parce que am na mouvement yoo xam ni day am commune day ñëw taxaw jàppale leen te loolu day tax aussi xale yi gën a am formation ci wàllu yar wàllu civique ñu ngi aussi chaque année parce que bon à part mbas mi parce que moo ñu xaw a bloqué mais chaque année dañu former ay moniteurs wala ay directeurs yoo xam ni dañuy nekk ci collectivité éducative maanaam mooy wàllu centre aéré colonie de vacances voilà loolu daal lañ former ay moniteurs wala ay directeurs yoo xam ni loolu daal moo nekkoon seen équipe. Organisation de collectivité éducative pour les meilleurs élèves loolu chaque année dañ koy def bu ñu formé moniteurs yi ba pare dañuy jël moniteurs yooyu ñu woo élèves yi gën a xarañ biir commune Morlan ñu def colonie de vacances wala centre aéré wala patronage yooyu daal jeexital la am ci biir askan bi maanaam lu ñu def 2014 ba 2021 ci wàllu jeunesse ak sport dañoo gis ni jeunes yi dañoo gën a adhéré en masse donc au mouvement sportif de la commune de Morlan vraiment jeunes yi gën nañu jàpp en tout cas gën nañu dugg ci loolu te di ci jàpp bu baax renforcement des relations humaines boo loolu tax na ba duggante bi xamante bi gën a yokk biir commune Morlan te loolu day tax rek jàmm am beneen bi maanaam mooy gën nañu aussi ñi nekk formé ci wàllu colonie de vacances seen liggéey surtout ci wàllu jàng xale yi gën a yomb parce que boo jàngee loolu di nga xam ni ngay saytoo xale parce que loolu am maanaam ci wàllu jeunesse et sport lan la ñu war a def fii ak 2027 juróom at yi ci kanam dañoo bëgg vraiment association sportive yi nawetaan yi ñu génn leen organiser parce que loolu foofu moom des na tuuti il faut que ñu génn leen organiser pour que ñu nekk ay vraie association vraiment loolu bëgg nañ ko bëgg nañ dugal suñu loxo bu baax bëgg nañu aussi renforcer les moyens de différentes disciplines sportives maanaam lu ñuy jox football bi wala ASC Morlan lu ñuy jox arts martiaux bi lu ñuy jox maanaam athlétisme bi mbër yi ñu gën ko yokk bu baax a baax pour que doomu Morlan ñu am ay champion loolu mooy vraiment objectif bi ñu am ay champion pour loolu am foog ñu dugal ay moyens yu bëri insister sur la formation des dirigeants et de tous les acteurs sportifs boo xoolee tey acteurs sportifs yi acteurs yi ak dirigeants yi dañu war a former boo xoolee tey jafe-jafe yi am ci sport bi yëpp li ci ëpp ñàkk a xam comme nit ñi xamuñu règlement football léeg-léeg alit bu sifflé day am coow mais il faut que ñu former dirigeants yi bu ñuy parce que dirigeant bu xamul lu mu téye de loolu coono la day indi jafe-jafe donc moo tax ñu war a former ñëpp ñu war a yokk aussi investissement yi pour que ñu am ay infrastructures wax naa sànq affaire kii bi maanaam tribune bi loolu je pense que mu ngi ciy avance bu baax construire un stade municipal digne de son nom je pense que loolu laa dina wax sànq ñu multiplier action yi pour des ressources humaines de qualité fexe ba vraiment ci wàllu jeunes yi ñu liggéey ba jeune Morlan mu nekk jeune bu vraiment citoyen un jeune citoyen un jeune bu am engagement un jeune bu bëgg a defar dëkk loolu je pense que ñun aussi dañoo war a jàppale jeunes yi di leen former fexe ba aussi sport Morlan ñu gën ko ràññee au niveau national et international ñu fexe ba ñu am ay champion yu xam ni ci wàllu football ci wàllu lamb ci fànn yëpp defe naa foofu sax je pense que ci wàllu daw bi ñu ngi avancé parce que dégg naa ni keroog kii bi amoon ci péage bi kii nekkoon wi. Morlan TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.